ñu ngi dajeeg tey maître Alioune Badara Cissé di coordonnateur général campagne Macky 2012 ak xam naa certainement Benno Bokk Yaakaar maître dañu bëggoon rek nga partager peut-être un premier bilan d'étape ci deuxième tour bi ak suñu auditeurs yi fii ci émission wu taxawaayu démocratie seneweb.com. ñu ngi nuyu mbokk yëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu di sant suñu borom ñi nga xamante ni kattanal nañu ba ñu génn deuxième tour kattanal ñu ba nga xamante ni jeexal nañu département de Saint-Louis jeexal nañu région de Louga jeexal nañu département de Tivaouane jeexal nañu département de Mbour ëllëg ak Diourbel ëllëg incha allah ñu fas yéene laalaat département de Thiès. dëkk bi ñëpp a ngi ci jàmm laataa xam nañ ne fraude yaa ngi taxaw ñu ngi defaraat ay yeneen carte d'identité waaye ñun ñu ngi taxaw tem suñu xel yëpp nekk ci waa Sénégal yi nekk fii ak ñu nekk bitim réew ñu fas yéene àndal ñoom soppi bépp réew mi incha allah rabbi. waaw kon daal amul difficulté majeure bu nga xam ni daje ngeen nag moom ci deuxième tour bi nga xam ni ci ngeen nekk. bon pour le moment ça va am na ñu doon xooxatal ca Ndar. am na Fall Braya ñu rek dëggal. amaat ñeneen ñu doon xooxatal ca Kébémer dëkku borom réew mi ñu rek suñu ndigg. ñu gëm naa ni ñu fi def daanu jàng seen leçon ba ànd ak yar ma nga xamante ni élection yi daan ci mën teg ci ak jàmm génn ci ak jàmm. kon yaakaar maître. waaw allez-y. kon yaakaar ngeen ni li nga xam ni Macky seen campagne au moins def na ko requérir la force publique pour sa protection c'était vraiment utile. waaw xam nga la famille bu fàggoon nañu. ñaari téeméeri nit yoo xam ne ñoom ñëpp ay soldats la ñu woon wala ay anciens gendarmes. yoo xam def nañu service militaire def ko fukki weer ak juróom-ñett ba génn ñooñu fàggoon nañu leen ba noppi. waaye nag dafa am utilisation de force publique boo xamante ni sécurité privée mënu ko assumer. moo tax bi Ousmane Ngom nekk ñi nga xam ni bi Macky nekkee premier ministre ñooñu ñoo ko doon aar. yow yaa gàlloo woon ni assurer sécurité de tous les citoyens. na nga fexe ba ñooñu dellu ci waat dans sa garde rapprochée naam ñëpp dellu ci wuñu waaye ñu ci ëpp ñëw nañu ba nga xamante ni ñooñu xam nañu Macky xam liggéey bi. xamante ak ñun ku ci nekk ci suñu biir. ñu yaakaar ñoom di ñëw nekk suñu wet moo gën a dal suñu xel. que ñoom ñuy tànnal ñeneen. est-ce que kon maître di ngeen bàyyi xel ni comme ni muy amee ci démocratie yu mag yi boo xasee ba agsi quand même ci niveau boobu comme ni ñu koy defee fii ci États-Unis protection présidentielle ngay am même les informations qui concernent la présidence dañ la ko war di jox est-ce que war ngeen ko mën a institutionnaliser bu ngeen jëlee nguur gi. waaw loolu moom war nañ ci ñun doxalaat ci xalaat ndax xam nga transition maanaam nguur gi jeex ak nguur gi ñëw foofu di wax di waxtaan. c'est ça ñu ngi cee xalaat ci la nga xam ne kay ñëw day wéyale la nga xam ne kay génn ñu ngi ko doon loolu nag pour mu am il faut teraanga di jox seen diggante ci kaw ku nekk xam ne kat yow fii nga toog da nga koy jox beneen doomu réew mi nga mën a waajal sa bopp ci loolu ba si liggéey du ndax saay kay ñëw itam du làmbaatu du ñëw dana xam suñu teree mais Sénégal dafa toll foo xam ni boo nekkee ancien premier ministre wala ancien président de l'Assemblée nationale wala ancien chef d'État dafa war réew mi ñu jox la garde rapprochée waaye Macky ba mu génnee assemblée la ñu nangu ñëpp ñi nga xam ne joxoon nañ ko loolu mooy obligé woon ñu def mu ci initiative privé xam naa nag mën nañu bu ci biir ko menace de mort yi bari ci ngum lool xam naa li ci ëpp pression la laataa ñoo bind mais xam naa puissance étrangère yi alerté nañu Abdoulaye Wade ak ñenn ne ko xale bi kat lu ko dal ëllëg yéen yére responsable kon nag loolu gannaaw nee na ngeen ko utal ñu ko aar da ngeen ko yónnee ñu ko aar te bàyyi ko mu tànn ñoom ñan ba tey nag taxul itam ñu mucc Louga ndax mbal perdu mën na am fu nekk mais ñëpp itam mënoo xam daal donc nañ delloo suñu bopp dénk ko suñu borom rek da ngeen ñu muccul ni moom da nga mën a musul ni ci jamono yi ñu toll. Très bien maître Alioune Badara Cissé Sénégalais yi pare nañu pour def changement pour élire Macky Sall ndax li ko wane ci premier tour bi mooy 65% yi nga xam ne voté nañu contre Ablaye Wade ndax ci sa gis-gis yaakaar nga ni loolu rek doy na même su fekkente ni leader parti yi nga xam ne ñoo ñàkk ñëpp ñu ngi ci ginnaawam ndax loolu doy na pour
am garantie ni dinañ ko fal le 25 mars. mais xam naa loolu dana ci am solo ñi nga xam ne ñoo ne woon dañu bokk te maasaloo am juróom-benn fukk ak juróom ci ay pàcc ñooñu dana mat waaye nag am na itam du fàtte 40% yoo xam ne daanaka waxu jiwuñu woon dañu toog seen kër. ndax ay balu fetal yu tàkk laataa ñuy def ci élection ay xuuxali ki tiital yoo xam ne itam dakkaluñu ko ñooñu ñii foo tourné Sénégal ñu ngi yettalu ay yettu kel ak ay bolde di xuuxal nit ñi waaw loolu itam dana bokk ci climat de terreur boo xam ne ñu bare tax na léegi nañu woon dem wote ji dem naa ne bii yoon dana soppeeku ndax lu ñu jaral nguur gi pour mu toog danañu ko jaral pour mu dem amul kenn koo xam ne mën nañu xoxatal ci loo xam ne alalu ñëpp la donc gëw ma ni kenn mën nañu ci ëpp benn cër ci lenn ak ci benn anam nag donc ñooy xuuxalaate yooyu boobu mu toog seen i kër ndax gëm naa ni la peur va changer de camp maanaam tiit gi dana soppi doxin dana mujj soppeeku comme la jóge foofu la mujj jëm donc ñu ngi mën a def loolu ci loolu bu ñu fexee ba ñi xam ni ñoo jàppale mag yëpp jàppale nañ ko nekk ci terrain bi di battre campagne ak moom ña nga xam ne ñoo toogoon seen kër génn nañu voté te voté ko kooku moom te dum naa ni am waat dana am metteel lool ci élection yi ñu jëm waaw li ma ci jublu woon sax ci laaj bi mooy dama gis ci presse bi ñu ni ki nga xam ni mooy Moustapha Niass doomam nanguwul ànd ak li baayam wax dem na ànd jeeg Ablaye Wade ndax loolu tamit du nekk gàllankoor. non loolu du dara loolu yàgg na fi gis nañu doomam Moustapha Niass dem na seeti Ablaye Wade xaw ma dara ndax moom déet mais moomu ab AFP moomu coalition bi nga xam ne ñoo avancé woon ànd ak baayam. gis nañu Barthélémy Dias nekkul parti baayam parti socialiste la nekk ñàkkul dara ci xadaroog ak xarañu Jean-Paul Dias ñi nga xam ne parti boppam la yore donc loolu amu ci benn solo doole Moustapha Niass gouvernement bi koo xam ne meññeefam la mën ko néewal doole kooku du dara ñàkk kóllëre laa koy jàppe ak ñàkk kilifa laa koy jàppe waaye duma ko jàppee ku mën néewal doole sa bàyyi non au contraire dana keesal bàyyam ci kanam askan wi ndax ku sañoon foo jublu sa njaboot yëpp jublu sa marché ànd ak yow waaye nag du wàññi dara ci la ma def. voilà du wàññi dara ci la mu def kooku mooy maître Alioune Badara Cissé waxtaan boo xam ne seqoon na ko ak Grand Texé di waaj a ñëw léegi xam naa bu ñu changé heure bi rek dina dugg si ca waxtaan bi mu ko doon defal ak suñu naataangoo yi waa Seneweb. muy lu am solo kon mbokk yi ngeen taxilu rek ñu changer heure bi dellusiwaat ak yéen bu ñu dellusiwaat dina ñëw ak Grand Texé dina nekk lu am solo rajo Sun Afrique daf ñu rek lu dul bëgg leen ci xol bi ba tey. voilà jërëjëf mbokk yi ngeen ko gisee rek xam nga moog liggéey bi ñoo ànd aaja yi foog ñu jàllale ko yéen a ko ñaan moom yegg si fii ñaan yàlla mu gën a yokk ndax loolu mu ñu fi mën a bàyyi ñu ngi am Grand Texé balaa dara dama koy jaale li ñu bokk ñun ñëpp di wax ne xam naa ça doit être très très dur grand. bi nga déggee nouvelle bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah alaaji maa ngi lay nuyu. mu ngi lay fay baax. maa ngi nuyu mbokk auditeurs yëpp. di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. di jaale waa Sénégal yëpp. di ñaan suñu borom sax yal na yàlla xare àjjana. amiin. suñu mbokk Alioune Badara Cissé. amiin yaa rabbal yaakaar naa ni Sénégal ñoo ñàkk quoi. parce que kenn ku nekk mën nga ko jaale sa moroom. ndaxte koo xam ni la woon dafa doon incarné valeur yi nga xam ni Sénégalais yëpp ñi ci ëpp boog am nañu ko wala bëgg nañu ko am wala ci tànk yooyu la ñuy dox pour am ko. Alioune Badara Cissé était un homme brillant. Brillant dañ koy wax ci koo xam ni dimension bi mu amee jéggi na dayoo te loolu du man rek maa ko wax. parcours am wane na ko taxawaayam wane na ko am nañu brillant te qualité yi nga xam ni mooy topp ci brillance boobu amuñu ko xam nga bu fekkente ni yàlla daf la may
parce que yàlla mooy maye loolu xel suñu borom moo koy maye su la ko mayee te nekkuloo nit ku sérieux wala su la ko mayee te nekkuloo nit ku am ngor nit ku courageux lu ci gën a bëree bëri ci tappale rek ak caaxaan la lay yóbbu quelle que soit par ailleurs sa brillance mais alhamdulilah Dieu merci les gens peuvent témoigner yaa xam nga bëgg ko wala nga bañ ko wala ay definam neexut la mën nga ko jàppal toujours ni c'est un homme brillant courageux très fidèle en amitié ba pare am benn sincérité bu légendaire l'interview bi ma accordé pendant le deuxième tour soo leen gisee ma am position bi ma am ci président Macky Sall ça veut dire que moom daf ma won man la future présidence de Macky Sall balaa muy tàmbali balaa même ñu koy woteel sur des questions centrales sur des questions axiales mu wax ma dans cette sincérité légendaire là quelle est la position du candidat Macky Sall. Je pense que écoutez cette interview là ça a été mosuma ko génne maa ngi koy door a génne tey dama ko dencoon parce que l'histoire également ça se construit comme ça jàpp naa ni dundam am na njëriñ li mu wane ginnaaw yi tamit bu soobee yàlla dina am njëriñ parce que posé na ay jalons balaa muy dem joxe na ses positions balaa muy dem rappelez-vous la grande émission bi mu def ak Pape Cheikh Diallo au quartier général dem leen ngeen déglu quelques segments de cette interview déglu leen son dernier discours avec les événements de mars et la remontrance en règle du mu def qui sont compagnons remontrance dem leen ngeen xool lan mooy signification remontrance bi mu def face à son compagnon président de la République du Sénégal. Je pense que c'est un moment triste bu triste la ñu nekk nii moment de prière certes mais moment de vérité dans son essence parce que nag ñun ci suñu dund gi bu ñàkk solo bi événement yu mel ni suñu boroom daf ñu sant ñu reflect ñu bàyyi suñu xel ci li ñuy dund en tant que nit parce que ñëpp nag kenn ku ci nekk yaa xam loo mën a doon yaa ngi xalaat àllaaxira ndax bu dee bi amee rek loolu ngay njëkk a xalaat kañ la sama bos naka lay demee lu ma fay fekk ante balaa loolu suñu boroom daf la sant nga def évaluation ci ni nga nekkee ci tembe bii nga nekk ci minute bi ci seconde bi man li may wax ni xaw ma sax ndax dana yegg loolu la quoi et je pense que beneen ay waxtaan bi nañu ñëw ci ni nga xamee ni noonu la ñuy dundee noonu la ñuy waxtaane ci suñu réew noonu la ñuy defe politique nit ñi lan moo war a doon parce que kenn du changer suñu réew ku dul ñun kenn du changer suñu ay système ku dul ñun kenn mënuñoo defal dara fi may waxee ak yow ni président Macky Sall mi ngi Allemagne di waxtaan ci compact with Africa boo xam ni tubaab yi anytime ñoom ñuy dajale pour ñu mën a waxtaane di am ak ñoom maanaam naka la ñuy gise suñu développement wu réew you know what it's very important que ñu xam ni nag nañu bàyyi xam nga insanité mooy nga def dara tey def ko suba def ko ginnaaw suba continuer di ko def
te dara changé wul nga ni foofu loo ci yoon woowu rek ngay teg et d'ailleurs c'est ce qui m'a fait dire que man bëggoon naa xam nga bu nit ki bi mu génnee àddina amul benn Sénégalais maanaam beaucoup de Sénégalais ont aussitôt publié dans leur statut et dans leur page presse ñoom ñëpp kenn ku ci nekk tàggee wax def témoignage. Même le président def na hommage. C'est à 1h17. Même le président rendre na ko hommage. C'est à 1h17 du matin, El Hadj la door a gis le tweet du président Macky Sall à 1h17 ce matin. xam nga man ñi nga xam ni dañoo am importance ci réew lu ñuy def dama koy monitorer dama koy xam loolu am naa ci njàngat te dinaa ci wax bu soobee yàlla ci yeneen ay waxtaan. mais li ma bëgg a wax rek en fait pour bàyyi nit ñu mën a échanger tuuti mooy que dans ma trajectoire je connais j'ai rencontré des hommes brillants am nga bu ma leen ko fàttalikoo bi Macky Sall di def pré-campagne am ñëw New York au Harlem Taekwondo dafa am ñetti question yu ma posé woon le candidat Macky Sall je savais que mënu ko tontu wala bu koy tontu dina wan nit ñi clairement ban nit la xam nga ku ma booleel Alioune Badara Cissé te la ma Macky Sall booleel moom la ma wocceel mu xas ma ba ma ràpp foofu nit ñi ci tàccuree man ma xam li ma xam rek ma xam ni bon déjà am na benn première leçon bu ma jàng ci nit ki le candidat Macky Sall je n'avais pas de awma benn problème ak Alioune Badara Cissé mu défendre Macky Sall mais déjà j'avais une première lecture du candidat c'est la raison pour laquelle d'ailleurs bi nga xamee ni dem nañu ci deuxième tour bi j'ai tout fait pour jot Alioune Badara pour waxtaan ak moom mu may ma nag interview te loolu dafa jafe mu nit nekk en pleine campagne au deuxième tour nga xam ni tous les nerfs sont à chaud maanaam une tension vive nekk ci dëkk bi mu nangu taxaw wax ak man dama jàpp ni xëy na les membres de l'opposition n'avaient pas pu écouter cette interview-là mais interview bi nii yéen déglu ngeen ko yéen xam ngeen ni réellement defal na portrait robot de ce que va être la prochaine gouvernance du président Macky Sall et c'était sincère je l'ai admiré dans sa sincérité parce que les questions clés yi nga xam ne laaj naa ko c'était les questions yi nga xam ni man en tant qu'acteur des assises nationales loolu moo nekkoon li ma la wax ñoom d'abord amuleen un programme minimum signéwul dara la réforme des institutions daf ko dodge wan jaarale ma ci ay yoon même bu fekkente ni jéem naa ko sax ceinturé jéem ko en fait dugal ci benn comme ku intelligent la te tamit nag wax dëgg yàlla jàpp naa ni man moo ma gën a intelligent moo ma ëpp xel fexe na ba jaar ci prox ndoll yenn yi dem yoonam quoi mais c'était pas ça l'essentiel c'était ñu xam ban lecture la ñu war a def ci waxtaan wi ma def ak moom voilà donc c'est un fait de l'histoire c'était un homme brillant courageux très sincère et c'était un patriote bu nga xam ni sans compromission voilà amul luy nekk ci kanamam wala luy nekk ci kanamam lu nga xam ni dina muur bëtam ba bu jot wax dëgg jotee nag du ko wax li dëgg voilà loolu moom leer na nañ donc yàlla na ko yàlla baal ci jégal amiin yaa rabbal aalamiin question bi ñu lay njëkk a laaj mooy lan moo la gën a marqué ci sa vie politique mun naa wax ne sax pour être plus précis diggante 2012 bi nga koy posé question bi mu ci nekk ministre affaires étrangères bi mu ciy génn ba nekk médiateur mais balaa nga may tontu am na ku nekk ci ligne bi 212 219 9695 ñu jël ko ba xam ku baax bismillah. asalaamaaleykum El Hadj. waaleykum salaam kooku Saliou vraiment kontaan nañu li ñu dugalal Alioune Badara Cissé moom ñoo ngi koy jaale.
di ñaan yàlla mu teeru ko teral ko ci àljana firdaws ak ñoom si fekk ñëpp tàmbale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. amiin yaa rabbi. amiin incha allah kontaan aussi ci sunu grand texe moomu. di ñu nemmee ko féete ñu mag. te nekkal askan wi. échange boobu mu def ak Alioune Badara Cissé. dafa wane ñaari nit yoo xam ne yu toog doon échanger aussi ay nit yu mûr lañu. lépp loo xam ne waxal na ko Alioune Badara Cissé rek moom it mi ngi ci moom quoi. mais ñaari question laa am parce que Alioune Badara Cissé aussi am na benn moment boo xam ni dafa wax que ni la peur doit changer de camp. Abdoulaye Wade lu mu ko jaralul rek lu mu ko jaral rek ñu jaral na ko jaral nañu ko. ba keroog mu fiy jógee. donc ñu nit aussi ndax Sénégal fi mu nekk nii ba keroog Macky Sall di xam ne ñaari mandat rek la droit def ñu nit on doit pas tout faire pour que la peur reste dans son camp et ses alliés. et que moom ci jëmi boppam aussi mu xam ne aussi lu mu ko jaral rek jaral nañu ko. voilà deuxième question bi mooy que ni Alioune Badara Cissé dafa wax que ni li nekk ci États-Unis nekk France Sénégal aussi lu mel noonu moo fa war a mën a xew dans la mesure où dafa am na politique di doxee ak ay affaire loi yu demee noonu. mais ñun suñu dëkk yi en Afrique bu ñu leen comparé ak ay France ak ay États-Unis dafay xaw a doy waar parce que fii président bi mën naa wax lii wala benn juge décide benn affaire ñoo ja am fu ñu jaaraat ba beneen tribunal daal ni lii mënut a nekk ndax lii ak lii mooy li jaadu. donc suñu président yi nag comme moom Alioune Badara Cissé ni mu ko waxee rek Macky Sall la ñu far dafa am programme am buum di buumi la nekk ba ni mu fi toogee ba tey jii loolu nag lu koy dindi asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh donc grand Texe mun nga tontu ci loolu ak li ma la laajagum lu la ciy gën a marqué ci dundam politique. waaw li maanaam. li ci gën a marqué. compagnonnage yu président Macky Sall ak Alioune Badara Cissé. seen tàggalikoo moo ma gën a jaaxal moo ma gën a marqué. parce que wax naa leen xam nga Macky Sall en fait trajectoire am ak ba fi mu agsi ak ba ñu koy fal président de la République dafa am ñu ngeen di tuddee yéen gatekeeper foofu ci seen làkk yooyu ngeen di wax. gatekeeper bu Macky Sall Alioune Badara Cissé la woon maanaam wax naa leen exemple boobu foofu noonu ci Harlem Taekwondo am nañu ko fa fekke effectivement les gens ont tàcc nañu foofu reetaan de daal di ci mais comprendre ñu finalement lan moo nekkoon lan moo taxoon Alioune Badara Cissé comporté woo noonu mu comporté woo ak man ak même d'autres gens mais man j'étais calme intérieurement parce que ce que je cherchais ak li nit ñi doon gis li ñaari yëf la yu différent totalement différent et donc maanaam la rupture bi am ci seen diggante ci lu yàggul ak fi Alioune Badara Cissé jaar ak trajectoire bi mu jaar non seulement ak Ablaye dem am na benn interview bu Alioune Badara Cissé def wax ni su fekkuntul woon du moom maanaam Abdoulaye Wade amoon na yoon yu bëri pour sànq leen mais moo ci nekk di wax di mocc ba Abdoulaye Wade génn ci loolu. ñaari avocat lañ. kon xam na ni moom dañoo doon nekk dans des positions d'offense et de tort gatekeeper boobu may wax loolu moo koy firndeel mais li koy firndeel également mooy son attitude la rupture entre ces deux hommes-là, ça m'a marqué parce que finalement, je me suis dit, est-ce que Alioune Badara li mu sacrifié pour lii yëpp am nii is it worth it ci loolu mais man en tant que moi-même je n'ai jamais eu de rancœur pour moom j'ai toujours compris et je me suis toujours dit, voilà un homme sincère qui est fidèle en amitié et qui peut se battre pour que son ami puisse triompher. Et il l'a fait. Ouais. Il l'a fait. Man loolu la nit ki man ñi xamul mën nañoo gis leneen mais yow boo xamee tuuti rek war ngaa mën a jàng lenn boo mënee jàng loolu rek yàlla mën na laa dimbali nga am apaisement nga am dal ci yenn yi quoi. grand tel foofu rek boobu tamit damaa ànd ak dal rek daal di toog jàpp sama njàmbur.
c'est bien dit ñu jël mbokk moomu balaa ngay continuer allo oui mbokk mi. asalaamaaleykum posé na question xanaa dama ci ñëwaat léegi waaw. mbokk mi bisimilah. acca bisimilah mbokk. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. xanaa di nuyu Alas ak Texe yi ñu ngi leen siyaare. bisimilah. xanaa di jaale bépp sénégalais Alioune Badara Cissé. da nga yàlla yërëm ko xaar ko janna. amiin yaa rabbal aalamiin. di leen xamal ne man de sama xaritoo ak moom ci la tàmbalee. wax ko dëgg wax leen dëgg. ci ànd bu ñu àndoon. daal di ne ngeen baal mu ne bul ñu baal àq donc ñu wax dëgg. te bu dëgg bu mu ñëw ci yow nga di ko di hésité wax dëgg nga wax. loolu la sama xaritoo ak moom tàmbale. kii wax nii dafa mel ne xamee naa ko de. mbaa man la. sagara Mor Ndiaye. waaw Mor Ndiaye dëgg ndeysaan. waaw mu ne ma looy balu àq man ko bali max ci li max mu ne ma bul balu àq. da nga ñu wax dëgg. te dëgg bu ko bokkati fenn ñàkk na ko wax. lii moo suñu mbir sa tàmbale. du ma toog mukk weer wala ñaari weer te nit néew ma man ak diw toog nañ ci kii bi Alioune Badara Cissé waxtaan ci yow lu baax. añam mu ne tey benn colonel bu jóge ci barab ñëw ñu añandoo mu ne ko ana kan mooy Baye Mor. mu expliqué ko lépp du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon léeg-léeg sax mu ne kaar nekkaay si noo ngi di añkat maître mi di jox ma ko ndeysaan. seede yu rafet rek lay seede si man. jërëjëf jërëjëf. dëgg yàlla li ma koy ñaanal rek mooy maa ngi koy ñaanal. yal na yàlla kii ko tabal ko aljanna. amiin jégal ko bépp bàkkaar. amiin yaa rabbal aalamiin. waaw wax dëgg yàlla moom daf ma bëggal boo xam ci xolam wax dëgg yàlla. dëgg la da nga yàgg ak ñoom dëgg la jërëjëf. jërëjëf Ndiaye merci beaucoup. waaw grand comme ma bàyyi la nga continuer waay. waaw jaajëf Mor maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziare nit ku baax ñi noonu macha allah laaj. maa ngi koy nuyu bu baax moom itamit ci àndandoo du première président Macky Sall. effectivement wante nit ki moom. bu amee nu ko yàlla bindee mu dëggu. boo tappalee rek mu bala fa nag wax dëgg yàlla. te am na ñu bëree ñu nga xam ne xam naa leen ñu ngi foofu ci dëkk bi. fi ñu jaar ak président bi buñ la ko nettalee sa yaram dafay daw. te nag xam naa ci ñu bëri xam naa ci lu bëri yi tamit. am na ci ñu nga xam ni sax ñi ngi nekk ak moom wante yenn saa yi boo leen waxtaanee ñu wax la lu nga xam ni sax sa yaram dafay daw donc baax na également nit ñi ñu leen di wax ni ñenn ñi nga xam ne ñu ngi dund ak ñoom te xamuñu leen xam nga nag wala fi ñu naan koo xamul ay nga koy wooye effectivement donc mais nit ñu baax ñaa ngi foofu te tamit ak ñoo xam ni boobu dara dul dara la woon quoi ak borom réew mi li Salut l'Afrique wax moom ñaari question yi mu posé yu am importance la ci campagne bi ni mu demee dem na ba wax ni la peur va changer de camp parce que disposition yi nga xam ne nit ñi jël nañ ko artu woon na tamit parce que Abdoulaye Wade je ne sais pas mais su fekkoonte ni du woon panique man jortoon naa ni mënoon na remplir waat parce que Alioune Badara wax na leen ko en fait il y avait beaucoup de gens 40% de l'électorat demuñu woon voter 40%. Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Alors donc nguur guy jeex yàllaa koy jeexal. Mais il y avait beaucoup de possibilités. C'était pas que 65% avaient voté contre lui. C'était pas ça le nombre qui était important. Le nombre qui était important, c'était 40% qui ne se sont pas rendus aux urnes. te man loolu lu ma jàppoon la doon surveiller lan la régime bi nekk en place di def pour loolu mën a ñëw contrer li nga xam ni bu ñu demee ci deuxième parce que Macky Sall avait 26%, mais les autres yi nga xam ni ñoom ñoo tax mu àgg foofu noonu mais am na ci ñu nga xam ni dañoo jafe déclaration de principe rek la ñu def de ku mel ne Idrissa Seck déclaration de principe rek la defoon you know but amoon na lu mu doon demee xëy na peut-être le syndrome ndem si yàlla jiboka moo leen tënkoon ñoom ñëpp ba mais jàpp ma ni
bëggoon nañu sax Macky Sall gagné nag wax dëgg yàlla parce que Macky Sall gagné ñoom ñëpp c'était la fin boo koy seet de leur carrière de ce point de vue là parce que xale la bu nekkee président de la République mais gis ngeen l'ambition présidentielle de Idrissa Seck fan la jaar anam fan la nekk et des autres aussi donc loolu tamit question la bon maintenant réforme yi moom defe naa ni interview bi leeral na leen lépp quoi parce que xëy na sax du position Alioune Badara ci man ni ma ko gisee woon mais position Macky Sall la que réforme des institutions mais lan la jotee dinañu renforcer les corps de contrôle mais évidemment les corps de contrôle dans la réforme des institutions vont ipso facto être renforcés la question du système et des réformes du woon loolu ñëpp xam nañ ni ñuy fale député yi loolu ci benn la ci ñu tàggalee ni président bi boofe ci kaw système judiciaire bi ñaar la ci et cetera c'était une réforme boo xam ni dafay ëmb li nga xam ni moom mooy transformer le système li koy transformer nag mooy que ñu teg ay kuréel yu nga xam ni ni mu amee ci yéen rek boo leen jàngee les derniers jours la dernière année bi nga xam ni moom la ñu chroniquer ci président Trump sa yaram bi dafay daw mais nga xam ni système bi dëgër na dëgëraay bu nga xam ni résister na ba coup d'état bi nga xam ni pour la première fois dans le monde un président bu nekk en exercice moo koy organiser ba pare mu échoué loolu États-Unis rek la mën a am. bien dit grand ñu dem fay Billy rek dellusiwaat ak yow am na ñaari aajo yoo xam ne war naa ko def balaa ñuy jeexal heure bi kon ñëw fay Billy dellusiwaat ak yow. voilà ñu dellusiwaat ba tey mais grand yaa ngi doon dégg ñuy wax ne le médiateur anyway ñu ngi doon xool ndax danañ ko tegaat fi nga xam ne nii moo doon place am dem si yàlla moom yàlla dogal na li mu dogal. mais est-ce que yaakaaroo ne yóbbaale na naxar parce que ñu ngi doon dégg semaines yi yëpp ñuy wax ne dañ ko pare woon wutal keneen ku ko remplacer mais balaa ngay ñëw ci loolu xaaral rek balaa ngay ñëw ma jox auditeur bi mbokk mi bisimilah. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. El Hadj naa def. ñu ngi sant yàlla. macha allah man de léegi rek laa xaw a kii nag ma ne xaaral ma dugg ci émission bi. waaw bisimilah ñu ngi lay déglu rapidement on a moins de 11 minutes. bon man léegi laa dugg rek quoi jotu ko ma déglu bu baax quoi. dañu nekk di on y répond ci question bi. waaw ma may ko chance rapidement ci décès bi nga xam ne nii mooy le médiateur la ñuy waxtaanee rapidement Alioune Badara Cissé bu dee am nga laaj boo ci bëgg a wax rapidement. waaw ndeysaan waaw bon first of all maa ngi koy jaale ndeysaan moom Alioune Badara Cissé. c'est vraiment un homme d'état Sénégal ñàkk na quoi. effectivement. di ko jaal toute sa famille di ko jaal rajo bi yëpp daal. macha allah merci beaucoup. ok jërë ngeen jëf. jërëjëf merci beaucoup. voilà kon grand texe waaw. waaw non hélas loolu du question parce que la question de la médiature benn mandat ngay am juróom-benni at lay doon boo jeexalee nga dem sa yoon. oui. donc loolu amul c'est pas une question. Alioune Badara a rempli sa fonction de médiateur. oui. selon la loi mais li ñu doon wax kay mooy ndax dina am leneen luñ ko jox voilà la question. ouais les gens ndax dina. dinañ ko joxaat leneen loo xam ne nii mënoon na ci tey. mais loolu c'est une spéculation bu nga xam ni xëy na man mënuma si dugg mais la question de la médiature moom elle est réglée. c'est vrai que nguur gi essayé na dàq ko balaa muy pare mais ça ne marche pas avec ku mel na Alioune Badara Cissé. au fait voilà la question c'est ça. voilà comme ni ñu defoon ak Nafi Ngom Keïta ils l'ont essayé. Et d'ailleurs il y a eu beaucoup de production de presse autour de la question. donc je crois que boo leen xoolee tuuti di ngeen ko gis. loolu yëpp amatul solo ndaxte moom wuy ji na boroomam. li ëpp solo mooy yàlla na ko boroomam yërëm. amiin wanele ko ay soppeem. amiin yaa rabbal aalamiin. maam borom Touba soppeem la woon.
maam borom Touba yàlla na ko war a nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. léegi nag ñi nga xam ne ñoo fi des di def politique ñoom ñoo war a jàng ci lu mel nii. parce que lu mel nii comme ni ma ko waxee ci njëlbeen waxtaan bi rek dee moom du jaas ñoo moom a dëkk demal ak maa ngi ñëw la. amul ku mu jomb ñëpp dinañu ci jaar bu soobee yàlla. léegi nag bu fekkente ni loolu am na. yow da ngay xam ni saa yu loolu amee mooy suñu borom fëgg na sa bunt pour wax la ni est-ce que yaa ngi waaj est-ce que waajal nga sa bopp yow lan nga nekkee li nga nekkee nan nga ciy taxawee. parce que lii mi ngi ñëw de kii yóbbu naa ko yow kañ ngay dem. xamuloo ko. alors ce sont des questions comme ça que les gens doivent se poser et dee bu nekk dafa war a nekk une réflexion positive pour nit ki. dafa war a nekk une réflexion positive pour nit ki pour mu changer bu dee lu baax la mu nekk mu gën ko yokk la nga xam ni mu ngi koy def te jàpp ne ni lii jugut mu jéem ko dindi changer ko. La vie est faite comme ça. mais bu ñu la déggee grand effet ngay wax parce que la vérité nag mooy nañ ko wax quoi c'est-à-dire comme ni nga ko waxee ñu bëri gis nañ ko que seen relation neexul woon ci ñaar ñoo xam ne nii wax dëgg yàlla ñoo defandoo lépp. mun nga wax sax comme ni nga ko waxee moo doon ki nga xam ne nii moo ko doon protéger ba saa su lu tàng waroon ñëw moom mu dekku ko. est-ce que maintenant il est pas temps ñu lu mel nii bu amee le président de la République qui est un Sénégalais xool comme ni nga ko waxee ñu xool ne àddina dafa jeex ba pare. ñu xoolaat ni ñuy defee seen les politiques en général déjà bu ñëw ci opposition bi ñu ngi xëccoo loo xam ne nii kenn xamul fu mu jëm mais ci biir pouvoir bi tamit c'est pareil et li ñu ci gis mooy ñu gën a jegante toujours y a des problèmes. oui bon man en politique franchement bu problème amul sax war ngaa tiit quoi. Ce fait de contradiction, je pense simplement que dafa am boo fekkente ni da nga choisir pour def politique. oui. nga comprendre concept yi nga xam ni mooy tax nga ñu distinguer la ba pare nga am taxawaay bu nga xam ni bu ëllëgee boo wonee ginnaaw kenn du wax safaan. am na ñu nga xam ne dañ doon def politique bu ñu génnee àddina man dama ciy noppi damay jàpp sama njaambur parce que ci dem na. am na lu nga xam ne bu waruloo ko wax. dëgg la. bon loyauté en politique fidélité dafa am ñu nga xam ni xëy na dañ dul comprendre loolu mooy lan parce que mën nga loyal ak nit ki te bu fekkente ni da nga loyal ak nit ki. war nga xaar la même loyauté ci kooku su ma loyal ci yow alaaji da nga war a loyal ci man. et si ce n'est pas le cas. ku nekk ci kaw ku nekk non évidemment ce n'est pas le cas. parce que bu fekkoonte ni c'est le cas. regarde la trajectoire du président Macky Sall. ak moom le président ak Alioune Badara Cissé. nga xool qu'est-ce qui s'est passé. ou c'est loyauté boo xam ni brisé nañu ko rek mooy am na lu nga xam ni laluwul woon ci sincérité. am na lu nga xam ni laluwul woon ci sincérité boo xam ni dina tax quelles que soient les circonstances. am na ñu nga xam ni man laay wax. xaw ma ñeneen. mais am na ñu nga xam ni quelles que soient les circonstances. ak lu ñu ma mën ci def ci àddina. waaw dinaa xool. fi nga xam ni fa la ñu jaar maak ñoom. ba di ñaan suñu borom. mu dimbali ma mañ a def sudul noonu. voilà léegi grand nga baal ma dem fay bil bi maintenant dernière question bi mooy donc la question c'est à Macky Sall on parle pas du président ban jàngat la war a def ci lu mel nii koo xam ne nii c'est un compagnonnage ak moom c'était dès le début wax na ko ci hommage bi mu ko defal. membre fondateur la c'est bëri na ñoo xam ne nii xëy na mu ngi des ak ñoom wala mu ngi am ak ñoom ay situation benn exemple rek laa ci jël Aïssatou Mbodj waxin la
du question par lii ou là beneen bi mooy Abdoulaye Wade boobu réglé nañ ko fexe nañ ba kilifa gi jubale na leen donc Macky Sall lan la mun a jël ci exemple li xew ni tey est-ce que bu dee am na ñoo xam ne destin na ak ñoom moo amay divergence ak ñoom waru koo jéem a gérer bu dee ci ñi nga xam ne dafa bokk ak ñoom parti wala ñi nga xam ne bokkul ak ñoom parti ma fay bil bi rek su ma dellusiwaat ak yow nga wax ñu loo ci xalaat. voilà donc ñu dellusiwaat grand kon nag question baa ngoog. waaw jërëjëf am na solo xam nga ma Ablaye Wade sax dama koy jëlele parce que wax nañ ci waxati ci mais xoolal fan la Macky Sall jaar ABC mais xoolal surtout fan la Macky Sall jaar ak Moustapha Cissé Lo non tegal ñaar ñooñu de côté mais seetal fan la jaar ak Mimi Touré xam nga def politique grand baal ma de puisqu'on est pris par le temps am na ku insisté ma jël ko rek après nga continuer ku baax rapidement. asalaamaaleykum. waaleykum salaam rapidement. El Hadj maa ngi lay nuyu di nuyu grand Texe. ñu ngi lay fay baax seen waxtaan wi di ñaanal Alioune Badara Cissé ak ñoom fekk yàlla tàbbale aljanna. amiin daw si ba. amiin karim. amiin. mais comme li grand Texe commencé woon wax noonu xel mën na ko àggale parce que man président su fekkoon te man conseiller la defe naa dina changer doxalin ci lu bëri bëri parce que li ñuy wax man di anglais di wax breaker code maanaam dañ ci war a jànge daal. moom da cee war a jànge. na amul solo. moom actuellement moom rawatina moom. adduna bi amul solo. loo fi gis dafay jeex. d'accord. parce que am na nu mu doon demee fi mu ne nii opposition sax daanaka du am parce que su wàccee boppam way fa talal loxo ubbi buntam. di kafal ñoom di reex ak ñoom léeg-léeg mu invité kenn waxtaan ak ñoom yu demee noonu am na nu muy demee. d'accord ñoom ñëpp danañ mu yàgg fekk si ko sax. jërëjëf président Macky Sall digganteem ak président Abdoulaye Wade. war naa mën a gën a rëtax ba nga xam ne ku suba ngoon daal semaine ku nekk ñu jokkoo wax. jërëjëf demee noonu. jërëjëf dama foog ne da nga am laaj boobu booloon laaj rek xam nga temps bi moo ñu jot fi ñu toll naa ko 2 minutes sa grand tax dafa war a daaneel jërëjëf kontaan nañ grand tax jégalu kon allez-y. non jërëjëf de toute façon li may conclure rek mooy que président bi franchement jot na pour moom mu mend fence yëpp mending the fence mooy dafa am lu nga xam ni boo ci accès du sa njàmbaaru bopp kàttanu suñu boroom ak ñi mu la booleel nga ànd ak ñoom ñoo tax nga agsi ci njombaxtal bi su dee nag da nga agsi ci njombaxtal bi kenn ku ci nekk nga weex ko mu daanu jàpp naa ni bu fekkente ni defloo attention sa daanu dina ñaaw trop dana yàgg te dana gudd jot na pour moom franchement parce que réew mënul stabiliser wu tant que ki nga xam ni moo nekk ci bopp réew mi stabiliser wul boppam et je pense que il est encore temps pour lui de changer de fusil d'épaule de rassembler sa famille ñi nga xam ni toroxal na leen mu delloo si leen après la compétition politique dina mën a jaar ci yoon parce que nag suñu doom yi ak suñu sët yi dañuy xool ñoom li ñuy def ñu ngi koy xool c'est ça et donc loolu jàpp naa ni du loo xam ni responsable war na ko def responsable lu mu def rek lu mu wax rek dafa war a nekk njàng ak njàngale ci ñi nga xam ni ñoom ñoo féete ndaw te réew mi nag noonu la tëddee bi ñu ko falay sosé ba léegi jërëjëf en tout cas grand ñu ngi lay jaajëfee comme d'habitude di la wax rek ñaanal li ñu ñaanal kilifa yi nga yàgg fi loolu tànd ak wér am inchallah jërëjëf wa salaam merci beaucoup voilà kooku mooy grand Thérèse si nu mu ko defee dayman mbokk yi ngeen taaxilu rek ñu changer heure bi jël si waat ak yéen ci li des ci programme rajo Sun Afrique